del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information. gërëm leen bu baax sant leen ci ànd bi ngeen àndandoo Feeling Dakar la chaîne leader am mbégte saa su nekk di àndandoo ak yéen ci émission bi léegi nga xamante ne bii mooy dalal ndaanaan yi di waxtaan ak ñoom ci seen carrière di Kër Bamba Show fu ngeen mën di nekk ci réew mi ak ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu. tey nag ki ñu dalal doomu Médina la bu ñu waxee Médina xam ne ndaanaan yu bëri fa la ñu soxi ko bokk na ci Youssou Ndour ak Mbaye Dièye Faye ak ñeneen waaye moom itam fa la soxi ko di def carrière am donc ñu ngi lay nuyu Mbidou di la dalal ci Feeling Dakar. waaw Bamba maa ngi lay fay di kontaan trop ci invitation bi nga ma invité. waaw maa ngi lay ziar. wér-wér. Mbidou alors du côté de la régie je pense que Mbidou mën nañu wax ne mooy artiste bi nag boo xamante ne bi doomu Médina la waaye Médina la juddoo fa la yaroo alors Mbidou fan nga démarré sa carrière déjà. waaw sama carrière maa ngi ko démarré. lan moo la inspiré. waaw li may inspiré ci musique mooy Youssou moo ma inspiré parce que dëkkandoo la xam nga dëkkandoo bu yàggee rek mbokk la quoi. waaw. moom moo ma inspiré ci musique moom moo tax tey ma dugg ci musique. Youssou maa jigéen. waaw moom moo tax nga way. moo tax ma way bien vrai que j'ai un parent boo xamante ni woykat la woon bu ñëpp xam. Doudou Sow bu Ndomba woon. Doudou Sow bu Ndomba woon waaw. c'est un parent à moi cousin papa la. waaw. alors lan la ñu mën a fàttaliku ci li tax nga way donte Youssou Ndour moo la inspiré way mais ci sa ay début nit nga ku doon bàyyi xel Youssou Ndour ku doon tëgg ay spectacle sa koñ la wala yaroo ngeen bokkoo fu ngeen juddoo fu ngeen yaroo lan moo la marqué parce que nit aussi boo koy defee référence day am lu la marqué ci moom ba tax ngay xool ci moom ba mu jaral la nga dugg ci ay way. waaw parce que man bi may bëgg Youssou Ndour boobu xale la. dama doon déglu souvent ay morceaux dama amoon benn nijaay boo xamante ni. étudiant la woon jamono yooyu. mais saa yu nekkaan biir néegam. di déglu Youssou Ndour man damay ñëw juste ci porte bi buntu néeg bi à côté di déglu quoi. noonu la ñëwee quoi ma dem ba benn moment man affaire nekk ci man quoi. waaw nekk ci man noonu petit à petit. ba dugg ci metti woon na nag au début parce que musique xam nga yombul fii. waaw léegi man damay gis sax ay boy ndaw di dugg ci musique man damay tiit sax quoi ma ne ñii parce que chemin bi dafa gudd. metti woon na waaw. lan moo tax nga ne metti woon na dañ ci jaar ci ay jaar. waaw jaar yu bëree bëri. jaar yu bëri. fi mel ni comme daan nga bëgg dugg studio doo am moyen yoo ko fayee wala nga bëgg a dem spectacle duñ la xajal ci kaw scène bi. waaw damay am benn anecdote bu may wax bu may expliquer un jour dama dem Kër Lamine Faye. boobu muy dëkkoon Sicap Rydis Sicap Liberté bi ma demee moom moo ma joxoon rendez-vous bi ma demee juste ma ñëw fekk gardien bi ci bunt bi. ma ne ko Lamine laa soxla mu ne ma Lamine neew fi or ko Lamine mu ngi ci biir ma ne ko mais Lamine mu ngi ci biir moom moo ma joxoon rendez-vous pourtant oto may nii garé mu ne ma non Lamine neew fi. mais mujj ma ak moom dañ doon xeex. xeex bu metti sama chemise bi ma solo lépp bouton yi. doon xeex gardien bi mujj bi après ñu doon gaañ ba semaine passée rek gisee nañu. cosaan et comme ma amoon rendez-vous ak Ndiaga Ndour. d'accord alors Youssou mooy sa référence ci Youssou ngay roy souvent boo dee woy sax donte du waay am ngay reprendre waaye lu ci bari moom moo lay inspiré donc mélodie yi nga xamante ne bi moom ngay woy depuis boobu rapprochement bi lan la seen diggante yéen ñaar est-ce que jëm nga pour gisante ak moom ngeen toog wala famem nga côtoyé leen. waaw famem tey ji Ibrahima Ndour ku ci mel ni Ndiaga ñoo xalendoo quoi. comprendre nga d'ailleurs morceau bi ma ko rendre hommage 10 jours avant Bercy bi. Ndiaga moo def vidéo bi. biir cosaan man maa ak ñoom ñii la. waaw xëy na yàlla moo dogalul ma am ak ñoom album quoi. mais bés bu ko yàlla dogalee rek. mës nañ la enregistré morceau single wala. waaw Ndiaga enregistré Ibrahima enregistré na ma benn morceau Ndiaga moo mixé sax. Ndiaga moo mixé sax moo mixé waaw.
d'accord donc dafay wane rek ne yow ak famille Ndour am ngeen ay rapprochement yu am solo. alors génne nga benn single di ci rendre hommage Youssou Ndour donc laataa ñu dem Bercy single boobu yaa ngi ciy wax ay jaar-jaaru Youssou Ndour mais aussi di wax ki nga xamante ne bii mooy Youssou Ndour la personnalité lan nga ñu mën a waxaat ci Youssou Ndour jëmm Youssou Ndour tey à l'échelle internationale donc kan mooy Youssou. waaw xam nga Youssou bu ma waxaatee rek pour man répétition la. comprendre Youssou dafa def jaloore te ku def jaloore dañuy wax sa mono rek. Youssou amul kenn kuñ koy taxaleel. c'est un monument de la musique. comprendre nga Youssou man dama ne woon sax pourquoi pas woykat yi duñu booloo rendre ko hommage. ñëpp booloo rendre ko hommage parce que musique bu tolloo fii tey moom moo tax parce que bu njëkk kenn bëggutoon sa doom def musique. ok parce que ni mu fa demee woon. mais moom moo ñëw révolutionner musique bi. yóbbu ko foo xam ni kenn yóbbu ko fa. comprendre nga kon dañ ko war a jox cër. dañ ko war a jox cër. ñu ko war a jox cër donc d'accord ñu koy tëkkale kenn Youssou Ndour. amul loolu boo ko déggee sax man daf may jaaxal trop quoi. ak lu concurrence tartar parfois ñu tëkkale kook diw parfois ñu tëkkale kook diw loolu soo koy dégg qu'est-ce que ça te fait. waaw parce que dama koy déglu rek ay ree la may def. dama koy déglu ay ree la may def. d'accord bu ñu ñëwee ba tey ci way yi nga xamante ne bi Mbidou mi ngi koy way naam ci ay single wala album donc jot nañ la gis nga def ay morceaux yu am solo bokk na ci bi nga xamante ne bi yaa ngi ko def di soññaat ndaw ñi di leen wax ni Europe neexul toog leen Sénégal alors la moo la inspiré morceau bi. waaw parce que man am na yoo xam bu ma gisee sama xol dafay jeex quoi comprendre nga. nga gis ni ci télé bi nga gis booy di dee ci ndox mi di dee ci yoon wi comprendre nga. jaru ko boo toogee sa dëkk di nga liggéey quoi bu fekkee liggéey rek moo la tax a jóg ñu jox la yenn moyens yi di nga liggéey. alors mais réew mi ak fi mu toll est-ce que. réew mi aussi du naqari bu mu naqari moo tax nit ñi di jóg di dem Europe bu ñu la déggee ngay conscientiser jeunes yi alors que réew mi fii mu toll nii aussi état waroon na liggéey lu tax nit ñi toog ci côté boobu aussi Mbidou am na message bu mu war a lancer ci état bi wala ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy yore réew mi. waaw déggoo ci biir morceau bi. maa ngi ñaax xale yi bu ñu dem di dugg gaal gi booy dem na fekk nga am papier yu leer booy dem jaaral ci yoon yu leer quoi. may ñaaxaat ci autorités yi. lan moo tax déggoo man lan moo tax ñun bu ñu bëggee dem mu metti te tubaab yi bu ñu bëggee ñëw mu yomb quoi. comprendre nga ñoom seen wàllu bopp. dëgg la ñoo war a rattaxal. mbir mi ba visa waratul jafe. c'est ça. bu boobaa gaal gi dootul exister. waaw. ñoom ñoo war a rattaxal yëf yi. waaw. alors ñu gis nga am aussi relation ak des artistes yoo xam ne nekkoon nañu Prince Art ku ci mel ni Papa Diouf seen relation lan la déjà. waaw Pape Diouf sama relation ak moom Pape Diouf dafa yàgg ça date. depuis bi muy nekk Lemzo Jamono ci li ñu xamante. ah bon waaw bi muy nekk Lemzo Jamono. musique moo leen boole. musique moo nu boole. parce que gis nañ ngeen dafa yàq yéen ñaar. waaw bi muy dem Bercy en 2018. dama dugg studio defal ko morceau yoonu Bercy. moom bi mu dégloo morceau bi dafa kontaan. après ñu def vidéo moom ñoo def vidéo ak Baye Demba ak King Kangam vidéo bi ci biir këram lañ ko defee. morceau boobu moo ko yóbbu Bercy. d'accord. alors Mbidou ci carrière am c'est vrai que waykat bu mag la ku mën way la ndaanaan la depuis bi nga démarré ak léegi ñu gis ne sa carrière donc ba léegi yaa ngi soox c'est quoi le problème exactement blocage bi fan la nekk ba Mbidou mënuñ ko gis tey ci spectacle yu mag yi mënuñ ko gis mu jouer spectacle yu mag yi woo waa Médina ne leen ñëw leen woo public am ne leen ñëw leen wala mënuñ ko gis ci en tout cas label yu mag yi mu mën a am li nga xamante ne bi tey yaakaar naa ne ñi nga xamante ne bi Mbidoo leen dàqaway sax ñu ngi koy am ci côté A c'est quoi le blocage côté boobu. waaw blocage bi man damay jàpp ni suñu borom la loolu rek laay wax lépp dama ko teg ci loxo suñu borom bu waree nekk rek dafay nekk bien vrai que yàgg na après da ngay toog di tu te poses la question nag qu'est-ce qui se passe yow talent bi nga am macha allah xam nga après nga nekk ci benn cercle rek doo fa génn man daf équation.
suñu borom la d'accord mais est-ce que Mbidou mi ngi jóg di def ay effort par rapport côtoyer yenn artistes yi côtoyer label yi wala dañ la ubbiloon bunt yi. waa xam nga man nag topp ci ginnaaw nit man franchement bu ma ñëwee ci yow benn ñëw ci yow ñaar non ñu topp moom sax non. mais est-ce que jot nga dem ci ay nit yoo xamante ne bii bëggoon nga liggéey ak ñoom wala bëggoon nga ñu teg la loxo mais yombul pour ñu teg la loxo wala dañ la tëjal carrément. waaw liggéey naa ak Ibou Ndour Prince Art. def nañ 2 morceaux bu am na benn morceau bu ñu mujj def foo xam ne man maa ko def sax maa ak Bastion mais bi ma ko présenté moom moo ko génne ñu def vidéo jigéen la tudd morceau boobu. morceau jigéen bi bien sûr. waaw mu produire ko Prince Art produire ko. non Prince Art moom moo ko génne. ok dafay man maa dem studio def ko bi ma ko defee benn jour Pape ba Cheikh kii nu mu tuddati Bastion jaar ci studio bi déglu ko ne daf ci bëgg a woy daf ko sentir. après Cheikh Anta tëggkatu waali bi. Cheikh Anta Ndiaye moom mooy lépp lu may def daf may tëggal. Cheikh Anta woo ma ne ma booy Bas dafa sentir morceau bi daf ci bëgg a woy ma ne ko na def lu ko neex après moom bi muy dugal sax boobu maa ngi ci yoon bi dama ñëw juste fekk mu pare ma déglu affaire bi nice après ma présenté ko Ibou génne ko. d'accord donc loolu id la morceau boo xam ne Bastion daf ci participer. Cheikh Anta tëgg ko. Mbidou en tant que waykat bu mag nga way ci loolu id la. Ibou Mbaye ñoom ñëpp tëgg nañ ci Ibou Mbaye xam nga Ibou Mbaye bu baax waaw donc morceau boobu id la et pourtant malgré que yow lépp loo génn id lay doon ndax su mën a way macha allah. mais du def grand exploit promo bi yaa ko dul topp di ko def ni nga ko war a defee da nga amul staff boo xamante ne bi ñoom ñoo koy def. non xam nga promo dafa laaj xaalis. ok promo dafa laaj xaalis boobu boo ko yorul day metti ñun ay artistes inspiré wu li nekk ci ñun dañ koy génne. buñ ko génnee bu amul suivi te li koy suivre mooy xaalis. d'accord bu fi xaalis ne woon kon kenn waxatul loolu. voilà. d'accord ci morceau boobu laa bëgg a ñëw ci morceau bi nga xamante ne bii jigéen nga ko tuddee morceau bu am solo boo xamante ne bii vraiment bu ñu gisee déjà vidéo bi rek dafa nice donc def exploit paroles yi la moo tax la moo la inspiré nga way jigéen. waaw jigéen xam nga mooy jamono yi ñuy rey yi bare. jigéen mooy cant mooy lépp jigéen kenn waru ko sax dóor ba di ko rey parce que ñoom ñoo ñu jur quoi ñooy yaay ñooy doom jigéen fu mu amul rek baaxul jigéen kenn waru ko toroxal. kenn waru ko toroxal. et puis Mbidou ko fonk sa yaay ngay dégg. ah bien sûr waaw. sama sista bi ma àndal sax xam na loolu. mën nga ñu wax un peu sa diggante ak sa yaay moom bu gisee que yaa ngi ci musique bi depuis boobu parfois dafay metti parfois donc voilà ni lay demee naka ngeen koy dundee yéen ñaar sa diggante ak sa yaay un peu nga wax ma ci sa yaay. waaw sama yaay xam nga dafa di koo xamante ndeysaan lépp da ko taalibe la sama yaay leen na benn regret rek laay am benn regret. le fait que ma yàqu suma jàng da ko metti woon parce que dama mënoon jàng moom tamit mu doonoon ku mën jàng bi mu ciy toll ku mënoon jàng moom benn xaritam suma yaay moom Fatou mu ne ma yow sa yaay ni mu mënee woon jàng yow nga mën jàng yàq sa jàng mais tableau d'honneur turam ci kaw la nekk chaque composition ñoom ñoo ko doon jàppale cadeau yi di ko indil chaque fois tableau d'honneur turam ci kaw ndax mënoon jàng quoi. mais moom ndeysaan mariage dugal ko ci mariage moo tax mu abandonné jàng mu amoon nag yaakaar peut-être man bu ma ñëwee. dinaa combler boobu vide quoi. man tam ma ñëw mënoon jàng trop mais comme li ma dëkk kër maam Youssou Ndour ak suñu kër ñëw taxaloo Youssou moom inspiré ci boobu mu jël jàng bi teg ko fële xam nga affaire xale moo tax ma ne nag musique bi dama ciy dem bañ. neexu ko woon bi ngay dugg ci way yi malgré. non dafa ne woon bañuma ko mais boole kook jàng
je me rappelle un jour bi may def conservatoire. dama toog lu mat ay semaine taw ma école boobu maa ngi CS Ahmed Malick xam nga conservatoire sorewul woon ñu convoqué sama maam ñu ne ko diw de ça fait presque une semaine jàng siwul après élèves yi ne ko conservatoire la dama inscrire sama maam dem conservatoire ne leen diw comprendre directeur bi ne waaw diw fii la nekk mu ne leen dafa dëgër bopp du dégg dañ ko ne pour mu dem jàngi mu ne day def conservatoire léegi nag 2 jours après directeur bi woolu ma ne ma sa maam ñëw na fi nee na da nga tëx maanaam doo dégg quoi. moom comprendre woon li maam bi wax. moom pour moom man sama nopp yi neexul dama tëx. mu jigee moom ay ree la ko defoon sax quoi comprendre nga moom foo ne man dama tëx. ma ne ko non moom bëggul woon ma ñëw jàng ci musique quoi dafa bëgg rek ma dem jàngi. d'accord après ci la naxanteeg directeur ba mu bàyyi ma continuer après ma continuer dem di jàngi. may cumuler ñaar yëpp quoi mais après finalement nga lâché ndax musique bi malgré obstacle yooyu donc malgré loolu yëpp nga xamante ne bi dund nga ko mère bi est-ce que souvent di nga toog am lu la neex ci sa diggante ak sa yaay ni ngeen di dundee en tant que doom ak yaay. ah bien sûr am lu ma neex ci moom parce que man lépp lu ma la moitié pour moom la léeg-léeg ma xañ sa bopp sax jox ko. sama sister bi xam nañu ma demee léegi la may xañ sa bopp jox ko moom daf may ñaanal rek. du ma tàngal xolam musuma tàngal xolam peut-être début bi ay bi ma gën a nekk xam nga rek jamal jàng mais après boo gën a ba comprendre xam ni yaay du morom quoi du ma tàngal xolam musuma tàngal. lépp looy def ci musique lépp looy daj ci art donc pour teral sa yaay moo tax. lu ma am dama ko koy jox loolu moom sama baat ci kaw moom xam na loolu sax. mu nekk lu am solo donc c'est des moments yoo xamante ne bi c'est émotif yow ak sa yaay donc diggante la boo xamante ne bi même sa sister bi Dieyna wax na lu ni mel que da nga bëgg lool sa ay waajur sax laay wax donc sa papa ak sa yaay donc famille nekk lu am importance yow waaw parce que artiste aussi loolu la ñu war a njëkk a gis ci moom avant way yi parce que je pense que li ngay jëlee ci famille bi souvent moo lay inspiré way yi li nga war a way. waaw xam nga man inspiration ni muy ñëwee man dama doon liggéey ak Ibou Cissé. man ay ndaanaan rek laa ñëw Ibou Cissé bu Super Étoile. machine am na ay morceaux yu fa nekk yoo xam ne génnagul sax dañ doon de atelier di répéter léeg-léeg ñu enregistré benn jour mu ne ma Mbidou pourquoi pas doo bind parce que ñun bu ñuy répéter ak Youssou day jël kayam bind ko xam nga mais ma ne am problème mais bi ma ko jéemee mënuma ko parce que awma habitude bi tàmmuma ko comprendre affaire day ñëw rek takk nga jël sa benn dictaphone avant dictaphone la woon mais comme téléphone yi léegi benn la nga enregistré teg boo sentir rek ko benn Moussa Ngom ne ko booy dama bëgg ñu liggéey benn affaire comprendre dem teg ko affaire noonu la souvent noonu lay ñëwee. D'accord alors Mbidou je pense que bu ñu jógee ci côté boobu on va parler un peu de l'actualité balaa ñoo ñëwaat dëgg-dëgg ci sa carrière actualité musicale tey boo gisee musique sénégalaise ak nu muy doxee ban gis-gis nga ci am ban regard nga am ci musique sénégalaise. waaw musique bi damay dégg souvent ñi ne musique bi dañ koy yàq musique bi toxul musique sénégalaise ba sànq rek ndeysaan maa ngi ciy waxtaan ak Modou Mbaye Modou Mbaye daf ma envoyé benn album bu Sidi Samba album bu nice international dama koy déglu mu mel ni waa Gypsy xam nga Gypsy ay espagnol lañu quoi mais duñu jouer ak guitare mais da ngay foog ne ñoom la dafa ndool album bi ndax nice comprendre nga mais musique sénégalaise fi ñu toll nii lay def quoi comprendre nga day yéeg ko wàcc parce que fii man mënatuma comprendre quoi da ngay def musique bu nice dugg studio fay sa xaalis nga génne ko mais kenn du ko déglu après ñu doon déglu loo xamante ni dafa. musique bu TikTok la ñu. waaw man daf may jaaxal du ma ci bëgg a prononcer wu sax xam nga
ñu lay étiqueter comprendre xam nga rek yaa ma gën a xam. c'est ça. mais bon en tant qu'un artiste donc c'est normal bu ñu la invité itam ñu laaj la ci actualité temps yi y a beaucoup de problèmes yoo xamante ne bi da nga koy dégg ci musique bi label yi concurrence bi diggante Wally Seck diggante Subatel musique ba récemment bi ñu ci mujjee dégg di Omaro Sidi Diop di ay naataango yu doon ànd ci musique jékki-jékki taxalikoo loolu si sa regard yow. waaw Omaro peut-être dafa am lu ko metti rek mu génn wax mais mënoon na toog comme ñoom ñoo bokkoon ndey ak baay. comprendre toog waxtaan avant loolu di am. waaw parce que xam nga le linge sale se lave en famille. doon toog waxtaan moo gën lii quoi. mu jig sax daf may nuru buzz quoi te warul demee noonu. dafay nuru benn xeetu buzz. waaw mais parce que tout le monde en parle. waaw warul demee noonu. parce que nit sa koo bokkul ndey ak baay sax comme ni mu la ko waxee. am na loo xam ni seen biir la waxtaan leen mais bu mu génn. bu ñu waxtaan noonu rek xëy na peut-être dinañ trouver un terrain d'entente que muy demee nii. parce que li ci gën a grave mooy bon Omaro wax na teewul Sidi mu ngi liggéey toujours ak Subatel musique donc voilà. c'est ça mu ngoog c'est ça. waaw li may wax lu doy waar loo xam ne man bu waxoon sax. après le lendemain nga gis Sidi ak Subatel taxali ko. waaw sax nga mën a ne moom am na raison. mais ñu ngi liggéey fële ñoom ñaar ba pare xam nga dafa ñaaw daal. d'accord alors ci beneen laay ñëwaat tam actualité la toujours ci bu ma dalalee ndaanaan rek faaw ñu wax ci actualité bi nga xamante ni actualité musicale bien sûr parce que dafa lay concerner. gis nañu ces temps-ci ku wax Prince Art wax ne yow da nga fa jege mën naa ne sax fa nga bokk parce que itam kër Youssou Ndour la donc Titi ndaanaan la bu nekk di def chemin mais ñu gis ko mu cartonné ci Bercy bi par rapport ak ay rumeurs yu am comme quoi que jubóowul ak Viviane diggante yooyu donc yow aussi ce regard par rapport ak artistes yi rawatina ñu jigéen ñi nga xamante ne bi sa ay sœur lañ ku ci mel ni Titi wala Viviane. waaw xam nga nit ñi léeg-léeg nit ñi ñooy dugal nit ñi ci yenn domaines yoo xamante ni xam nga mooy loolu quoi man leer na ma Titi xolam bi dara newu ci Viviane tamit xolam bi dara ñoom ñaar ku ci nekk kenn jàppalul sa morom dara. peut-être nit ñi ñooy. xam nga alentour yi. waaw ñooy mélanger affaire yi quoi mais man leer na ma Viviane. ok xol bi. boo ko tijjee Titi ci nekk Titi boo ko tijjee Viviane ci nekk. kon amul man gisuma foofu benn concurrence quoi franchement. et puis man li ma jaaxal Viviane day liggéey Ibou Ndour Titi di liggéey Ibou Ndour nit ñi comprendre nit ñi. ñoo bokk label. bien vrai que Viviane si ñëwul Prince Art mais Ibou moo gère affaire. ñoo bokk ku leen di toggal ay morceaux. waaw parce que nit ñi bala ngay wax dangay fekk nga xam nga am ci ay sources yu claires. mais Titi ak Viviane amuñu benn problème. effectivement Mbidou alors bu ñu ñëwaatee ci sa carrière donc ginnaaw titre yi nga xamante ne bi def nga ko ak album bi nga xamante ne album bi je pense togg nga ko ba pare mais génnagul. waaw def naa ko live performance la moom laa def kër Papis Konaté. mais génnagul ak yeneen. mais est-ce que xam nga ni Papis dafa graaw ci live performance te yow tamit da nga mën a way Papis Konaté bu defee live performance dafay carton. ba pare nga mën a way man am na lu ma ci jot a déglu loo xamante ne bii vraiment damay xam ne lii bu génnee toj àdduna. alors kañ la ñu mën a xaar ne produit bi dina finir pour nga jox ko Sénégalais yi ñu consommer ko. waaw produit boobu ñu ngi ciy waxtaan. bu jotee rek après dañ ci. amaguloo date exacte. non bu mën a xaar album bi. non amaguma date. à part single yi nga xamante ne moom nga nekk en cours di ko dawal. non xamaguma d'accord bu jotee rek dinañ ñëwaat fii. mais bientôt lay doon quoi. bientôt lay doon. mais Mbidou dañuy yàkkamti album bi jot na nag. waaw ba mu jotee du tey. mooy li nga mooy laaj léegi. tey jii mooy li ma mës a wax Baba Amdi un jour ma koy nuyu de passage Baba Amdi. dama ba ma ko ne Baba gis nga xam moment bi nii. li may wax ça fait presque 1 an ci ginnaaw ma ne ko moment bi waroon na fekk mu am ay 7 album. mu ne mais yàlla dogalu ko. effectivement lépp na ko teg ci biir yàlla bu ma soñoon tey bu ma doon dogal tey waxuma album kon heure bi am naa disque d'or.
effectivement alors itam wàllu orchestre ñoo xamante ne bi yaa ngi joué donc ñoom tout le temps kañ la ñu mën a xaar Mbidou donc ci boîte yi wala spectacle yoo xamante ne bi dafay woo waa Médina dafay woo public am dafay woo ay nitam kañ lañ ci mën a xaar Mbidou aussi. waaw bientôt rek parce que def nañ ko daaw def nañ benn concert bu mag biir Médina ak samay musiciens. waa Médina yëpp ñu weekend bi si toppoon après ñu def benn soirée dañ ko def raxas quoi dañu def concert beneen samedi ba ñu def raxas Madison soirée bu nice. concert bu nice waaw. kañ la ñu mën a xaaraat loolu. bientôt. mais Mbidou bientôt rek nga may wax ah bientôt laay doo ma jàppal ay date. bu date bu jotee rek ma ñëw fii wax la. xam naa damay mujjee laaj benn ba date yi kañ la comme Mbidou nangu maa wax date yi kañ la parce que itam artiste la boo xam ne bu wayee sa xol dafay sedd da ngay kontaan da ngay xam ne macha allah il chante très bien moom Mbidou alors bu ñu dee wax itam li nga xamante ne bi rek yaakaar naa ne peut-être foofu la ñuy tëjee émission bi sax mooy. diggante nag lancer appel ki nga xamante ne bi mooy Youssou Madjiguène wala lancer appel ñi nga xamante ne bi mooy ay autorités yu mën a teg loxo Mbidou tey moo xam autorités yi nekk Médina lay doon wala waa Prince Art Youssou Ndour moom ak i njëriñam parce que Youssou nag ku la war a teg loxo la parce que yow yaay référence am grand. waaw loolu bu amoon de damay fecc ba suppu jaloñu kay franchement man tey ji loolu bu ko defoon da ko war def bu ko deful da ko war def parce que man dama ko considérer comme nijaay considérer ko comme un frère parce que démb ci ginnaaw moo ko sumay nijaay ñoo juddandoo foowandoo defandoo lépp ma juddu comprendre nga kon boo ko bu ko defee lu ko war la bu ko deful tam lu ko war la waaw Youssou Ndour Youssou Madjiguène dafa war a ñu ngi koy lancer appel donc à travers Feeling Dakar Youssou Ndour na jàppale Mbidou bi nga xamante ne bi moom itam yaakaar naa ni ci moom lay référé wu donc wax nga ko yaa Youssou moo tax nga way ba pare yéen a bokk Médina ndaanaan yi nekk fa vraiment tamit mais ay autorité nekk fa ñoom Bamba Fall nekk fa ñoom Messi nekk fa ku nekk fa tey bu ñu gisee ndaanaan bu mel ni Mbidou war nañ ko mën a teg loxo moom itam ngir vraiment mu fël comme ni ko ñëpp defee parce que yaakaar naa bu dee talent rek mu ngi ci yow bu dee mën a way bu dee am expérience ci wàllu musique quand même mu ngi ci yow Mbidou kan ngay sant donc ci émission bi laataa ñuy jeexal. waaw maa ngi lay sant yow mi ma dalal d'abord premier maa ngi kontaan ci invitation bi ma invité di sant sama siste bi ma àndal. di sant Ablaye Fall ba ca Angleterre. Ablaye Fall lépp moom la. ba pare di gërëm Bamba. Bamba PDG waaw PDG di gërëm waa Médina bàyyuma kenn di nuyu sama famille. di nuyu diaspora bi bàyyuma kenn. waaw alors itam dama lay permettre nga joxe sa numéro téléphone ñi nga xamante ne bi au cas où peut-être mën nañ la contacter pour éventuellement liggéey ak yow wala ñëw pour jàpp ci carrière parce que carrière souvent ñu bëree ci jàppandoo pour mu marcher donc mën nga la joxe sa numéro téléphone directement. amul benn problème 77. 556 67 30. bamtuwaat ko. 556 67 30. 67 30. waaw ok jaajëf Mbidou en tout cas ñu ngi lay gërëm di gërëm bu baax a baax itam Dieyna Dieyna moom ku la bëgg la. non ko loolu moom sama yaay la quoi. Dieyna ba sa mooy sa yaay. non sa yaay la yaay laa ko. mais moom xanaa mooy ménagère bi Dieyna ba. mooy lépp. donc voilà ñu ngi koy gërëm moom itam Dieyna ba Sall donc voilà di ko sant bu baax a baax ci accompagnement bi aussi ak Ablaye Fall Ablaye Fall Angleterre donc ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp nga xamante ne bi ñu ngi taxaw pour carrière Mbidou alors jox leen dig daje incha allah rabbi ci beneen jataay donc mi ngi noonu ndaanaan bi nga xamante ne bi mooy ndaanaanu Médina bi moom laa amoon tey ci kër Bamba Show Aline moo nekkoon ci régie bi di ko jaajëfal bu baax a baax. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information